ba tey yéen a ngi seen émission takkusaanu askan wi Franky dañuy daal ci jàll ci beneen point muy rapport OFNAC bi lan moo ci sa jàngat. waaw rapport OFNAC bi de manière générale comme li ñuy ñaxtu chaque fois rek. ay rapport yàgg na fi génn. yi bi génn sax du benn année 2019 la 2021 2022 donc ñetti rapport la ñu génneendoo. dañu war a taxaw d'abord poser wu la question pourquoi est-ce que yeneen rapport yi jiitu 2021 2019 ñu toog 3 ans il a fallu 3 ans ren 2022 rapport yooyu noonu di soog a génn ndax depuis 2 ans ngi ñi ñaa ngi laaj ci rapport yi ñi ñaa ngi koy kaas rapport yi di soog a génn nii léegi nag li mu indi liñ ci gis mooy lañ daan gis ci yeneen rapport yi yëpp moo xam OFNAC la moo xam IGE la tous les corps de contrôle même rapport yi la rek c'est-à-dire ay njiit yoo xamante ne ni surtout au niveau des collectivités territoriales man côté boobu foofu laay gën a waxee les dirigeants de la base là xam nga maanaam mënuñu nekk ci nga jiite commune goo xamante ne ni ku ne xam na ni suñu commune yi amuñu ay moyens amuñu dara mais as tuuti boobu nga xamante ne ni moom mooy nekk ci keesu commune bi nga jël ko di ko caxate di ci def loo xamante ne ni kenn mënu koo expliquer xoolal li ngay gis ci rapport yi ay nit yoo xamante ne ni maanaam ay détails ay matelas yu ñuy jënd à coup de millions ci commune boo xamante ne ni amoo tali communes yi amuñu waxuma la sax dispensaire poste de santé sax am na ci commune yoo xamante ne amuñu ci amuñu courant amuñu dara loolu noonu yëpp mbalit maa ngi ci dëkk bi jaxase communes yi yëpp ngay ñëw di lijjante ay nu ñu koy waxatee ay matelas ay à coup de millions ay xew ay cérémonie religieuse nga ciy joxe ay millions di caxate suñu as tuuti li ñu am ci xaalis loolu mooy li ñu war a xoolaat te encore une fois ngir yàlla comme ni ñu koy waxee à chaque fois rek pour une fois rapport OFNAC c'est vrai que du ay maanaam obligation waxuñu ne jàppal diw def na lii noonu mais indication yi ñuy joxe maanaam li ñu xelal nit ñi pour nga xamante ne ni dëkk bi dinañu mën a liggéey te du am mal gouvernance nañu fexe ba góorgóorlu ci fexe ba ñu jàpp ci aussi tamit ci biir rapport bi aussi bu ñu fàtte ni mu amee de mauvais élèves noonu la amee de bons élèves à applaudir donc ñooñu la ñu war a jël teg leen ci kanam ñu doon ay modèle comme ça suñu yeneen élus locaux yëpp mën a xool nan la ñuy toppaatee ci toppaatee Oumar si jàngat waaw xam nga Sénégal moom dafa nekk benn état de droit bu nga xam ne am nañ plusieurs organes de contrôle lu ci mel ni OFNAC bi nga xam ne jamono ji moo xaw a lëmbee réew mi mais tamit ne IGE nekk na benn organe de contrôle bu nga xam ne tamit day saytu yenn liggéey ci wàllum administration yi ci wàllum li nga xam ne mooy maire yeeg yeneen ak yeneen et rapport bi ñu gis OFNAC génnee ko nag voilà nekk na lu nga xam ne du lu bees fii ci Sénégal ñuy gis ay rapport OFNAC di ko génnee mais est-ce que dina am li nga xam ne mooy suivi est-ce que li nga xam ne mooy justice dina def li nga xam ne mooy yoon wala boog le président de la République Macky Sall comme ni mu ko waxee woon da ciy tegaat loxoom loolu tamit nekk na lu nga xam ne voilà sénégalais yi ñu ngi ciy xaar ay réponses mais milliards yi nga xam ne ñu ngi koy sàcc ci ndoddu sénégalais yi franchement parler bëri na te ëpp na tamit jéggi na d'ailleurs et il faut que ça cesse parce que ñu jox la li nga xam ne mooy benn poste DG wala boog nga nekk maire di dund ci ndoddu askan wi loolu dafa nekk politique bu salté et malheureusement fii ci Sénégal képp ku nga xam ne da nga toog rek yow sa famille ñëpp dañuy kontaan liggéeyu ndey lañ lay wax cela veut dire que yow comme la définition de la politique l'art de bien gérer la cité loolu doo ko mës a appliquer benn yoon mais da ngay ñëw pour s'enrichir lijjante li nga xam ne mooy ay problèmes personnels mooy ci wàllum état bi ba ci li nga xam ne mooy maire bi ñu nekk ci opposition beeg ñëpp c'est le Sénégal en miniature ni ñuy doxee mooy politique dañ koy def pour am xaalis dañ koy def pour tedd et c'est là où le bas blesse parce que gis nañ ne askan bi ñoo ciy sonn mooy université mooy maire yeeg ki li nga xam ne mooy affaire 94 milliards Mamour Diallo ñoom ñëpp bëri na ñu nga xam ne cité nañ leen ci mais tamit du lépp bon comme ni ko Franky waxee sànq am na ñu nga xam ne seen travail c'est à saluer gis nañ li nga xam ne effort yi nga xam ne ñu ngi koy def pour jëmale li nga xam ne mooy Sénégal kanam quoi qu'on puisse dire nekk na rapport yu nga xam ne 2019 le 21 ak li nga xam ne mooy at mii ñu nekk ak yëpp président de la République wala boog justice Sénégal nañ def li nga xam ne mooy seen liggéey képp ku nga xam ne da nga jalgati yoon rek ñu tegaat la ci yoon li nga xam ne mooy xaalisu Sénégal ñu delloo waat Sénégalais nga may ma tuuti s'il te plaît parce que rapport yii nii dafay doon occasion ma
porter une petite plaidoirie pour les employés de la poste. xam nga tey poste. di société nationale. on risque de perdre ça. Absolument. Ouais, c'est une société qui risque de disparaître. Et ce qui est malheureux pour tout le monde. ndax li xew poste Sénégal gi yëpp bëgg ci sëgg seen bët. kenn nangu ci wax ñëpp ne moom. man tey xawma kenn poste. awma mbokk buy liggéey poste. xawma sax ku xam nit buy liggéeyee poste. ah mais dafa di loo xamante ne dañ ko war a dénoncer. ndax poste bii nga xamante ne ni dañ koo téye caxate ko xam nga en 2017 2018 je vais un peu c'est pas de la diffamation. mais il y avait un puissant DG de Thiès. bu dëkkoon Thiès nekkoon fi entre 2017 2018. Siré Dia. il était super puissant. mais après li ñu nekk di dund nii poste. nañ lijjanti fan la jógee coow li poste nekkee nii. malheur bi am poste actuellement nii dafa jot ñu taxaw ñu xool qu'est-ce qui s'est passé à la poste. lan moo fa xew ba poste mu demee nii tey parce que c'est une société boo xamante ne on risque de perdre ça ay employés poste bu ñu demee tey bañ ne la poste mënul fay ay employés. mais c'est extrêmement grave. poste mënta fay ay employés loolu wax ko sax dafay tigge ci xelu nit. te pourtant kenn nanguwu ci wax Sénégal. à la place on nous parle de liste xawma de parrainage suñu parlementaire yi fi nekk ngala yànd lu ma leen di ñaan la suñu parlementaire yi fi nekk 13e législature bi nga xamante ne ni ay quelques jours leen ci dese. njëri jéem rasulilaay na ci am kenn koo xamante ne dina jëngu mu porter combat boobu noonu lijjanti li jëm ci poste balaa ñu fiy jógee. ndax poste bés bu ñu ko fi ñàkkee rek. ils auront des comptes à rendre aux générations futures. ayca ñu daal di jàll ci beneen point muy affaire TER bi Omar gis nañ fan yii li ci am ay sàmbobo yi ci daal di dugg am ay fil yu ñu daal di dagg ba tey jii loolu mënoon na jur sax ab deeya mu nekk loo xamante loolu ñëpp di ñaaw loolu aussi. waaw man dama choqué wu quoi bi ma gisee li nga xam ne mooy information bi. parce que TER dafa nekk moomeelu Sénégal yëpp. nekkul moomeelu président. nii li nga xam ne mooy Marième Faye Sall wala keneen état wu Sénégal. askanu Sénégal ñoo moom li nga xam ne mooy TER bi. donc dafa nekk lu nga xam ne dañ ci financer ay milliards yu bëree bëri. waaye tamit ñu ay famille yu bëree bëri dund ci lu métti. ñenn ci ay sambabooy bëgg ko neenal bëgg ko sàkkal pexe nekk na lu nga xam ne dañ koy ñaawlu. voilà parce que. dafa nekk lu nga xam ne lu muy yeb ci ay passagers dafa bëri. te risque mënoon na am catastrophe ferroviaire loolu lépp ñu sóorwaale mais ñi nga xam ne sax ñoom ñoo doon dem di jël câble yi ñoom xamul ni risque bi nga xam ne ñu ngi ko doon def. et je dirais pas heureusement mais yàlla suturaal na leen ba li nga xam ne mooy câble de haute tension yi yegguñu fa mais suñ fa yeggoon amaana sax seen bakkan foofu lay des. mais nekk na lu nga xam ne voilà dañ koy ñaaw c'est un acte de vandalisme. d'invisivisme. nekkul lu nga xam ne dafay jëmale Sénégal kanam. et ñuy ñaan yàlla rek li nga xam ne mooy justice Sénégal. ak seen xarañte. ñi nga xam ne ñoo def ñaawteef bi ñu topp leen ba teg leen loxo. et heure bu ñu leen tegee loxo tamit sanctions yi na nekk ay sanctions yu nga xam ne yu sévère la. parce que lii nii TER li muy jël ci ay nit. nga naroon a sànq li nga xam ne mooy seen bakkan mais tamit temps bi nga xam ne nit ki def na ko ci yoon bi. waroon a liggéey am rendez-vous kii dem war a faju ji. loolu lépp nga causé leen tort bi pour li nga xam ne mooy sa intérêt personnel. nekk na lu nga xam ne dañ koy ñaawlu bu baax a baax. dafay doy waar trop Franky à chaque fois ay nit yoo xamante ni seen i intérêt personnel rek la ñuy topp du ñu bàyyi xel li nga xamante ni mën na sànq ay nit ci li ci ginnaaw. waaw xam nga il faut juste d'abord pour une fois saluer la promptitude du procureur. mi nga xamante ne ba coow li amee juste réagir na. et puis j'ai bien aimé les mots qu'il a utilisés. terrorisme c'est un acte qu'il a qualifié de terrorisme. te mënta weesu loolu c'est du terrorisme. À l'état pur. ndax tey lii dafa yàgg Sénégal di fi amaat incivisme banditisme yi ñi di bàyyi mu jàll. bu ñu fàttee ni Khalifa Sall bi mu fi sampee caméra mi Dakar plateau. bi mu fi defee caméra yi. mais caméra yi defuñu un mois. waaw caméra yi defuñu un mois Dakar. Thiès ba Idrissa Seck defaree corniche bi. poto lampe yi doon niit foofu noonu. tey boo demee poto yi ñoom ñëpp ñu ngi ci suuf fii lii la gars yi génne. donc yii yàgg na di am Sénégal et ça fait l'occasion ñu taxaw ci ñu wax ci li Omar wax léegi ne heureusement yegguñu ci kaabu mais ñoo la gën a xam. kaabu gën a xam de gars yi doxuñu de.
câble communication yi moo fa jaar amul courant. ñoom ñoo gën a xam li ñu def lu tax demuñu jëli câble ya ca kaw yooyu mu ngi ne fàng xam nga doo gas ñu ngi koy gis. mais dañ dem gas ci suuf génne câble yi nekk foofu. parce que xam nañ ñu bu baax ne ay câble communication la amul courant. donc dafa di ñoo xamante ne ni dañ leen war a gis. génne leen te man gëm naa ni comme ni nga ko waxee suñu justice bi léegi yàggatul dara. dañ ci xam dara mbaadu. contrairement nag ak information yi ñu doon véhiculé. barki démb. naan retrouver nañu câble yi c'est pas vrai c'était des informations fausses xam nga loolu yëpp tamit aussi. ñi génne information boobu noonu. ba génne ay anciennes images yoo xamante ne ni benn rafle bu ñu doon def cité imbécile ñu génnee ko ne voilà mu ngi nii xam nga loolu ñooñu it maanaam man sama mbokku journaliste yi xaw ma site la xaw man daal damaa xamul léegi lan la gars yi bëgg a ci. kenn xamul lii nuñ ko mën a nettal. ba léegi nag leneen li aussi société bi jiite terre bi aussi am na ci part de responsabilité en moindre degré parce que. investissement bu toll ni da nga ko war a sécuriser surtout. mënuñu taxaw fii tey di wax naan milliards yañ ci def dafa bëri lijjanteeguñu loolu sax. gars yi dem caxate ay milliards nii ci suuf si. J'ai lu quelque part que en France lii lim fay am bëri na gars yi di gas suuf si di génne câble yi. mais ñun nañu jàng ci loolu noonu comme société bi jiite fii nii gestion terre bi sax pour l'instant waa France la ñoom ñoo gérer terre fële. mais nañu xool nu ñu sécuriser moo xam dañuy def ay caméra le long du terre. moo xam dañuy jël ay nit comme jamono yu njëkkee nañ daan def ci petit train bleu bi. ay nit di leen samp di leen poster quelque part. ñuy surveiller ak yooyu noonu loolu yëpp lu ñu war a jël la lu ñu war a mën a def la quoi donc investissement bu toll nii dañ ko war a sécuriser. côté boobu faaw ma àddu ci parce que li mu wax dafa nekk lu nga xam ne lu am solo la parce que terre. soo xoolee njariñ bi mu amal Sénégalais yi loolu c'est à saluer mais tamit investissement bi nga xam ne état wu Sénégal da ko ci investir plus de 1000 milliards loolu tamit ñoom war nañu teg li nga xam ne mooy sécurité bu doy ci wàllum terre bi ba képp ku nga xam ne da nga am xelu ñaawteef dem jël dara ci terre bi li nga xam ne mooy sécurité bi dinañ la mën a gis waaye tamit dinañ la mën a teree nga def loolu mais tamit soo xoolee li nga xam ne mooy câble yi man je dis que ñoomi neen la parce que man mi nga xam ne musuma dem ci terre bi xaw ma fi ñu suul câble aw ma possibilité dem xam ne bii am na courant wala amu ko donc suñuy xool tamit seen wàllum recherche xam naa suñu justice réew moo ma gën a xarañ ñi doon liggéey ci terre bi wala boog ñu jegee terre bi rek ñoo xam li nga xam ne mooy wàllum câble yi parce que câble yi dafa nekk ay câble yu nga xam ne yu cher la dañ koy jaay ay xaalis bu bëri donc quoi qu'on puisse dire rek mooy état wu Sénégal tamit yi dina leen permettre voilà ñu anticiper yenn yi parce que gouverner c'est prévoir te dañoo waroon a prévoir ne askanu Sénégal bi ñu am ak affaire ñoom dañuy jël le risque pour tout te li nga xam ne mooy société bi jiite terre lii war na ko servir de leçon pour le futur te bu ñu demee ba jàpp ñiy def lii nag moo war a am procès public bés bu ñu leen jàppee dañ leen war a defaral procès public télé caméra yi ñëpp taxaw ñu gis bu baax daan yat yiy dal seen kaw comme ça keneen dootu ci duggaat bu ko defee keneen ku koy xalaataat sax boo xalaatee daan yi la ci mën a fekk di nga ci delluwaat ginnaaw espérons que ni dina justice na ci def liggéeyam bu baax a baax bu ko defee dañuy jàll ci li nga xamante ni fan yi ku nekk tëddatoo nelaw sax ba yaandoor muy insécurité bi nga xamante ni gis nañ ko ci dëkk bi rayaate yi bàyyi loolu comme tulleeg maale dangay wax ak ni sax mu dugg ci boutique jënd paaka ba 100 francs daal di la koy jam nga daal di fay yam mu nekk loo xamante ni daal lu doy waar la loo xamante ni baaxuwuñ ko woon ci suñu Sénégal Franky waa ci lancé bi ñu nekkoon la léegi rek mooy lancé terre beeg yooyu noonu ba léegi ci loolu lañ nekk danga may mën a teel de tuuti benn anecdote biñ ne ajjuma bi jiitu avant Korité bi biñ ne Korité des na 2 jours dama dajeek benn booy mu yor benn genre briquet la mais briquet pistolet la quoi briquet pistolet tout ça là bien organisé comme ça mu ne da koy jaay ma ne ko lii ñaata la mu ne ma 15000 ma ne ko xanaa lii du briquet rek briquet du muy jaree 15000 mu ne ma non pistolet bi c'est dissuasif léegi nit ñi dañ koy jënd pour téye ko noonu rek maanaam ku ko gis yaakaar ne arme la ma ne ko lu gars yi di téye ay arme di ko doxantoo ba war a jënd briquet 15000 francs mu ne ma noonu réew mi moo toll foofu réew mi jaxasoo insécurité bi moom moo bëri ci dëkk donc xam nga loolu anecdote boobu dafa garaaw day wone rek fi nit ñi toll actuellement nii donc tey bu Sénégal yaakaar naa ni gars yi bu ñu amoon possibilité dem jëndi arme
ku ci nekk nga mën koo téye sa kër wala nga téye ko sa poste di ko doxantoo dinañ ko def te loolu nag fa la réew di yem loolu moom bés bu ñu demee ba yegg foofu noonu moom si boo ñu xam ne réew mi ñàkk nañu yenn suñuy loxo rek di jooy et loolu nag lu ñu war a lijjanti la on pourra toujours dire que les priorités sont énormes xaalis bi fi mu war a dugg dafa bëri parce que comme on dit souvent dans ce pays tout est priorité apparemment depuis qu'on est né mais pour une fois prenons la peine de régler cette question de l'insécurité bi nga xamante ne ni fi mu ñu nar a yóbbu daal narul jur jàmm. Oumar mu nekk loo xamante ni lu doy waar la mais da ngay gis jamono ji ay xale yu ndaw ñoo xamante ni majeur guñu sax ñooy di reyante ci seen biir. man xam naa ni ko suñu mbokku lébo yi di waxee rek faa jaaxle man dama jaaxle ci dëkk bi quoi parce que actuellement li may gis. voilà nekkoon na lu nga xam ne tàmmuñu woon di ko gis ci li nga xam ne mooy Sénégal. d'abord ndawu Sénégal dafa nekkoon ndaw bu nga xam ne il est bien éduqué. éducation bu baax la amoon. mais tamit jomboon na waaye tamit rusoon na def dara. xam nga ki rus a def dara mooy am na ku nga xam ne mi ngi toog di seetaan da koy rus. am na ku nga xam ne tamit jomba na def dara même su gisul kenn. du ko def même su wéetoon ci néeg sax jomba na ko def. te yooyu yëpp dafa nekk yu nga xam ne dafa nekk en voie de perdition. gisatuñ ko ci askanu Sénégal. moo waral li nga xam ne mooy ñaawteef yi yëpp ñu koy dund. c'est bien beau li nga xam ne mooy parents yi di jël xaalis di dundal xale yi di leen fayal ñuy jàng mais mieux encore. ñu yar li nga xam ne mooy suñu ndaw yi parce que ndaw dafa nekk lu nga xam ne mën na doon ku nekk ëllëg te su amul éducation bu baax amul ay références surtout ci askan wi dafay nekk ku nga xam ne entre guillemets moom sax victime lay doon parce que gis nañ fi li nga xam ne mooy internet bi ak film yi gis nañ fi li nga xam ne mooy internet bi série yi ndaw yi di dund loolu amatuñ ku nga xam ne moom moo leen di waxtaanal mais tamit di leen taaj ci li nga xam ne mooy yoon bu baax avant may pointe du doigt l'état du Sénégal ci parents yi laay njëkkee raison pour laquelle ma ñëw foofu ensuite wàllum li nga xam ne mooy état wu Sénégal parce que suñu sécurité moom moo ko war a gérer jàpp naa ne li nga xam ne mooy force de l'ordre yu ñuy génnee manifestation su amee wala boog dara xew jot nañu génnee ko pour sécuriser li nga xam ne mooy askanu Sénégal parce que kenn nelawatul ba yendoor mais tamit amoo sax fitu génn benn heure bi ci sa koñ fi nga dëkk yow sa kër pour nga génn ko à 0 heure minuit 1 heure c'est tout un problème loolu nekk na lu nga xam ne jaaduwul daganul dañ koy dénoncer bu baax a baax et di interpeller comme ni ma ko waxee sànq rek le ministère de l'intérieur mu gën a sécuriser li nga xam ne mooy le territoire national parce que ñiy def ñaawteef bëri nañ te am nañ fit surtout loolu ñoom dañ koy def ak fit amuñ ci sax kersa da ngay dox ñu agressé la da ngay dox man ci li nga xam ne mooy veille Korité bi dama toog sama koñ à 23h courant coupé maa ngi sama néeg mais dama amoon benn sentiment ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci marché yi di jaay ma ne ay waay courant bi mu coupé rek dama ne ay waay marchand ambulant yi ay waay ñi lal ci Korité bi parce que li nga xam ne mooy seen xel dootul dal am na ñaawteef yu leen doon suivre te dinañ dal seen kaw loolu lépp nekk na lu nga xam ne dañ koy ñaawlu mais les responsabilités sont partagées. te ñu bàyyi te nguur gi également ñu bàyyi mesure éphémère yi ñuy jël ni xam nga tey président Macky Sall bi muy soog a ñëw li mu njëkk def mooy daf ñu jaayoon la question de l'agence de sécurité de proximité. ñoo agence boobu ci lii lañ leen doon xaaree lii lañu yaakaaroon ne moom la ñuy jëriñ. mais on se rend aujourd'hui compte que malheureusement ASP ils sont cantonnés au rôle de secrétaire dans les directions. dans les bureaux secrétaire la leen gars yi def. fu ñu leen mënti yóbbu à la limite bu ñu dul ay vigile ay secrétaire lañu. lan nga leen di fekkee ñoom ñooy saisir ñoom ñooy def tout ce qui est administratif. alors que c'est ASP yi. projet bi ñu ko Macky Sall di jaay. pour lii la woon ba. tur bi naan agence de sécurité de proximité. proximité bi da cee am solo. loolu ñu war a xoolaat la. en tout cas doy na waar mais tamit suñu force de l'ordre yi ñu leen di gën a ñaaxaale parce que da ngay gis ne à chaque fois bu dee amee ci koñ rek la ñuy wàcc di def ay descente ci koñ yeeg yooyu mais da ciy baax de temps en temps ñuy di wàcc ci koñ yi parce que man suñu koñ barki démb rek dafa am ko xam dafa liggéey wàcc gars yi léegi ñu ragalatuñu ci koñ yi la ñuy toog di tox seen yamba. soxna Fatou force de l'ordre yi nag loolu yow li ngay gis. yow xam nga bu dara xewee rek ngay soog a génn gis la. waaw man dañuy civil yu bëri loolu yow li ngay gis mais en connaissance de cause je dis souvent dama koy wax sama booy ma bokkal koñ ne leen actuellement fi ñu tollu Sénégal. à partir de 19h soo xasee ba génn ci dëkk bi ça je te le dis surtout au niveau de la capitale Dakar nii. les cinq départements compris.
boo génnee ci mbedd mi 5 nit yoo dajal. ñaari ay force de sécurité. mais Kër Massar loolu kii wu fa de parce que ñun benn gendarmerie la ñu am te éléments yi doyut. waaw seeni élément sax doyul léegi yow insécurité bi ci dëkk bi dañuy dem ba gars yi nii la ñu toogee ci mbedd yi di dox seeni bon di takk seeni affaire la fois passée suñu koñ dafa am koo xamante dafa wàcc gars yi dogaale ko génne paaka di ko agressé jam ko ba gaañ ko parce que assommé ko ci koñ bi juste soriwul sax man léegi damay sax ñemee génn à partir de 18h sax man dootuma ñemee génn sama kër mu nekk loo xamante ne lu doy waar la te gis nañ ko fa ñaari yoon kenn ki naar la keneen ki sénégalais la nañ ciy jàpp bu baax a baax surtout Kër Massar moom insécurité bi fa am doy na waax trop sax ayca dañuy jàll ci Kouthia mi nga xamante ne jamono jii ñu ngi gis ay information ñu naan dafa démissionné Oumar démission boobu lan moo ko waral. waaw information boobu démb man laa ko gis voilà ci li nga xam ne mooy storym la ko Kouthia dugal. muy xamle Sénégalais yi ak ñëpp ñu nga xam ne dañ koy safoo di ko suivre ne dafa démissionné ci li nga xam ne mooy groupe Futur Média. ci TFM bi mu doon liggéey. après 10 ans de collaboration. li nga xam ne nag mooy démission bi moom li ko waral. mooy coow li nga xam ne voilà peut-être amoon na ko ak yenn ci ay oustaz à travers émission yi nga xam ne ñu ngi koy doxali ci koor gi moom Kouthia sax dafa jàpp ne oustaz yooyu respecté wuñ seen bopp parce que at mi dafa nekk 12 mois mais 11 mois yépp dañuy waxtaanee ci wàllum li nga xam ne mooy musique yeneen ak yeneen donc mois de Ramadan dafa nekk un mois béni bu nga xam ne ñoom dañ ko war a téel seen bopp di ci waxtaan jëmale ci koor waaye tamit waxu yàlla ak yonent bi et malheureusement oustaz yooyu dañ leen di gis dañuy toog ci plateau yi jigéen ñi duñu muuru ci wàllum sexe rek lañ leen di poser ay questions mu doon daal ñenn ci li nga xam ne mooy oustaz yi à commencer par TFM amoon ci problème ak oustaz Modou Fall raison pour laquelle peut-être que li nga xam ne mooy coow loolu moo ko poussé ba mu am ay difficulté foofu mu doon liggéey ci li nga xam ne mooy TFM ba tax na actuellement moom Kouthia dafa démissionné mais yemul ci li nga xam ne mooy démission boobu moom sax dafa lancé benn site internet mu tuddee ko Kouthia TV pour dire que après Ahmed Aïdara actuellement ku bëgg seetaan Kouthia mën nga dem ci li nga xam ne mooy Kouthia TV nee na moom lépp lu nga xam ne dafa jëm ci ay programme ci Kouthia TV boobu la koy doxalal kon daal man su ma ko tënkee rek mooy Kouthia jamono ji bàyyi na TFM dafay demal boppam Franky daa am lu ci bëgg a yokku waaw ben man dag may rek ma rendre ko hommage waaw c'est man la personnellement je trouve que c'est un monument de la culture sénégalaise j'estime que c'est le plus grand humoriste de l'histoire sénégalaise et puis jot na également ñu jox ko gëddëm teg ko fi nga place am fi nga xamante ne ni foofu la war a féete Kouthia daal moo xam fu mu mënti féete fu mu mënti dem am na audience am boo xamante ne ni da leen di yóbbaale ben te man mii nii ci laa bokk man su ma la waxee ne la les samedis ak heure bu ma mënti tëdd la veille je suis obligé de me lever à 10 heures pour seetaan ko pas pour seetaan pour déglu Kouthia mu animé émission RFM à 10 heures le matin les 17 à partir de 17 heures quand je suis à la maison bu match amul awma benn chaîne de télévision bu may seetaan bu dul fu Kouthia nekk Kouthia daal nañ ko applaudir maintenant ci circonstances yi mu nar a jógee TFM tout ça là j'ai pas tous les éléments juste que j'ai vu son post sur Facebook muy fustigé apparemment il se sent un peu frustré donc bon vent ak fu mu mënti nekk ak feneen fu mu ko mënti féete moom ñun Sénégal moom ñu ngi koy wax gàcce ngalaw comme fi mu daanelee sànk rek mooy ci wàllum légende bi muy wax ci wàllum Kouthia nekk na ko nga xam ne ci wàllum culture franchement parler wanee na Sénégal bu baax a baax à travers li nga xam ne mooy bien vrai que comédie lay def mais des fois am na ay leçons de morale yu nga xam ne da koy véhiculer toujours pour dire que voilà comme ni ko Jean de La Fontaine daan defee ci wàllum les fables day reetaanloo nit ñi mais reetaanloo boobu des fois di nga ci jëlee lu nga xam ne dina la jëriñ et nekk na un monument de la culture sénégalaise et voilà comme ni mu ko waxee rek bon vent li mu jëm tamit yàlla na borom bi teg ci loxo quoi amiin kon ñu koy ñaanal bon vent yàlla defal ko sutura ci loolu nga xamante ne xam naa ne moom du ci wet ndax sénégalais nañ ko ci accompagner bu baax a baax surtout man sama genre gi nga xamante ni 18h fu mu jotaan dañ ko daan kaax ayca lii la ñu indi woon tey ci tàkkusaan wi li ñuy jëlale woon ci waxtu dafa daal di jeex Franky looy tàggatoo
waaw comme niñ tijjee woon rek sant yàlla et puis remercier tout le monde. gërëm téléspectateur Sen TV info yi. di féewalewaat encore suñu mbégte ñëwaat ci plateau bi. yaakaar ne liñ fi wax lépp dina am lu muy jëriñ askan wi. waaw di la jaajëfal bu baax a baax Fatou mais tamit di jaajëfal sama naataango bi ma bokkaloon ak plateau bi muy Franky. Franchement parler kàddu yi ñu fi génnee nekk na yu nga xam ne am na solo trop. ñuy waxtaan toujours sur les questions essentielles qui entrent l'esprit de l'homme mais di jaajëfal sama benn grand Ibrahima Ka depuis Italie. ak soxnaam de Adam Sarr di nuyu tamit sama boy yëpp ñoom Papa Aliou ñoom Sayer ñoom ñëpp di nuyu waaye tamit Eumeu Sène sama copain di ko ñaanal jàmm bu baax a baax. ayca jaajëfal naa leen ñi nga xamante ni yéen laa bokkaloon plateau bi sa zoom mbégte ak kontaan lay àndal bokk ak yéen bi la jotaay jaajëfal bu baax Fatima Zahra Sall mi nga xam ne moo nekkee ci caméra bi jaajëfal leen yéen aussi suñu mbokk internet yu sentv.info li lañ leen indiloon tey ci tàkkusaan gi bu jubee njàppanalul suñu borom la waaye it bu dëngee ñu ngi leen di jégal bu baax a baax te xam ne suñu matadi la di leen jox dig daje beneen yoon ci beneen tàkkusaan jàmm xewal xibaar bu neex ngir yéen ñi bëgg a amal xew-xew bu mucc ayib ancien sumbukat bi di Sadio Ndiaye yombalal na leen ko ubbil leen ab agence de sécurité ci réew mi ak bitim réew duppee ko Léona Group di yëngu ci sécurité événementielle ak lépp lu aajowoo kaaxaange bërëbu liggéeyukaay yu mag yi rawatina yéen ñi di yëngu ci wàllub commerce mën ngeen jokkoo ak Sadio Ndiaye ci 00 39 349 767 82 91 Léona Group sécurité bi méngoo ak jamono.